ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci taxaw seetlu boo xam ne ñun ñëpp ay àndandoo jàngat ko muy climat d'injustice boo xam ni benn camp kott la concerné ñoom kese jamono jii ñooy kumba amul nday ci réew mi. moo tax ñiy laaj xanaa Yewwi Askan Wi kese moo fi nekk ci ay opposants ba chaque jour ñuy revenir ci seen cas déedéet du ñoom kese ñoo fi nekk ci camp opposition bi. dafa fekk ni li leen di teg période bii ci jaay doole jàpp yaa ma neex néewal kàttan amul benn opposant buñ koy teg daañu ñëw léegi ci kaw ñoom Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ak Guy Marius Sagna ci ni ñu violé seeni droit toroxal leen xotti seen worma. réew nag bu tollee fii ku naan da ngaa neutre maanaam di tëddee njaaxaanaay c'est parce que da nga ànd ci li fi nekk di xew. li tubaab naan qui ne dit rien consent ku ne pat yi fii dalaa neex. réew dafay toll foo xamante nii da ngay jël position ci lu leer ni lii du dëgg du yoon. moo tax dañ koy leeral tey pour ñuy dox ci tappale naan ñu ay neutralité da ngeen war a neutre. te lan la ñuy woy neutre mooy bu ñuy néewal doole doomi aadama nga noppi ci maandu ci bul ci def vidéo bul ci wax sénégalais yi xam ko bàyyil Macky Sall faagaagal leen. lii la ñuy woy neutre Sénégal te ñooñu di wax loolu c'est personne fausse koo ci seet am na fu mu far moo xam pouvoir wala opposition da ko waxul. li leen di xamal tey nag mooy ñu neutre ñu tey neutre ñu suba neutre ñu gannaaw suba. ku koy xaar ci ñun dinañ la yàgg décevoir mën nga gaaw désabonné wu ndànk parce que dafa am xeetu caaxaan ak tappale yoo xamante ni ñun dañ cee newul. gis lu ne këtt na jonn ne déedéet dama ciy màndu pour bañ ko ne ni dama far wala di jaay neutre pour bañ kenn mer ñun doxuñ ci yooyu. kuy jéem a neex ñëpp doon naafeq on cherche pas à faire l'unanimité. jamono jii ñu toll ku dëgg rek ñor waxuñook ñi nga xam ne dañu am feebaru xol ba dañuy kontaan ci naqaru doomi aadama. bu ñu àndee analyse vidéo bi tey di nga comprendre Sénégal fan la toll ci dictature fan la toll ci salfaañaax ak yelleefu doomi aadama nekkatuñ ci état de droit. réew nag bu amatul loi lu dul benn jëmm moo taxaw taxawaayu buur amul kenn ku koy wax dëgg taxaw xeex ak moom dong moo fi sës ku waxul dëgg wax la ca gannaaw dëgg. ñun lii mooy suñu position te dara du tee ñu dellu ci ginnaaw. dañu ñëw ci ñaar ci cas yu mujj te mu nekk ay violation de droit yu flagrante jéggi dayo muy kaaw Déthié Fall ak Mame Diarra Fam. yéen ñëpp umpale wu leen ni ñoom ñaar ay député lañ te suñu charte réew dañ ne bépp député dangaa am lu ñu naan malaanu kiraay ci wàllum yoon ñu naan ko immunité parlementaire. kenn mënulaa taxañ-taxañee rek jàpp tëj kaso. loolu dafa war a am procédure yoon bu muy jaar. dañuy lever sa immunité parlementaire ba noppi summi sa malaanu kiiraay ci kanamu assemblée nationale say naataango député yépp daal di voté xool ndax dañ lay jébbal yoonam déet. malaanu kiiraay boobu noonu moo taxoon ñaari député Benno Bokk Yaakaar yi di El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye biñ leen jàppee woon ñuy trafiqué ay passeport diplomatique loxo ci poche loo xam ne dafa leer naññ. kañ lañu leen jàppoon loxo ci poche septembre 2021 jàpp leen bu baax a baax. septembre 2021 ba novembre 2021 ñaari weer lañu toog pour door summi seen malaanu kiiraay jébbaleen yoon. maanaam gannaaw bañ leen jàppee ñuy trafiqué ci lu leer naññ bàyyi nañ leen ñaari weer 2 mois. ñuy doxi seeni soxla ci réew mi. mois de mai 2022 bi ñu génn lañ leen libéré bàyyi leen. jamono gi ñuy wax ak yéen libre nañ maanaam dañ leen jàppoon dong pour fay coow li. tey seen ñaari nattaango député ñu tolloo même droit yi. sàccuñ trafiqué wuñu passeport ni faux billet luubaluñu xaalis Sénégal lu dul dañoo déposer préfecture ngir manifester bésu vendredi 17 juin ca place de la nation. ci bés bi xaaruñ sax ñoom ñu yegg place de la nation pour jàppee leen foofu. Déthié Fall ci siège partem lañ ko fekk jàpp. c'est impossible.
Ce que vous êtes en train de faire, j'essaie de beaucoup les ça. Celui qui vous demande ça, Antoine Diop, depuis de descendre sur le terrain. Arrêtez! C'est la première arrestation de la journée d'un leader. Vous ne voulez nga jël aussi ku ci mel ni Mame Diarra Fam buntu kër Barthélémy Dias lañ ko fekk yóbbu kaso. Mame Diarra Fam mu ngi noonu Mame Diarra Fam mu ngi noonu honorable député Mame Diarra Fam mu ngi noonu gis ngeen Mame Diarra Fam ñu ngi jàpp nañ Mame Diarra Fam jàpp nañ Mame Diarra Fam donc xam fan la ñuy yóbbu honorable loo wax dama ne moom dëkk bi Macky Sall moom ko taal man je vais aller chez Barthélémy vous me dites d'aller maintenant chez Barthélémy vous me dites maintenant d'aller chez Barthélémy vous êtes qui aux ordres de quoi ma ne s'il vous plaît dara aux ordres de quoi moi je suis député j'ai mes libres circulation je veux circuler dans ce pays laissez-moi circuler laissez-moi. te comme ni ngeen ko suivre ci ñaari arrestation yi defuñ waxuñ ñu defere leen en tant que député te sumi wuñu seen malaanu kiiraay ba noppi ñu fas yéene àtte flagrant délit maanaam ñiy daal ay defkatu ñaawteef yu mag a mag lañ ba jarul ñuy lever seen immunité parlementaire waaye ba tey est-ce que dégg ngeen ñi seen baat kawe ba bu ñu waxee ñu bàyyi leen xel ñu àddu ci ba tey déggoo leen ñu demati ci beneen cas. ba tey ci manifestation bi waroon am vendredi 17 juin xam nga nee nañ dañ ko interdire d'ailleurs interdiction bi sax moo dul yoon ndax wutuluñ ko lay donc même bu ñu demoon ba ci jàpp doomi aadama sax au moins nañu bàyyi ba nit kooku noonu ñëw place de la nation di manifester ñu daal di koy wax ni yow kat da nga participer ci manifestation bu ñu autorisé wul mais vendredi manifestation amul place de la nation ndax fépp la alkaati yi wër ñu bàyyi Colobane dem ba Guédiawaye jàpp Ahmed Aïdara ne ko da nga participer ci manifestation bu ñu autorisé wul ne ko ràpp tëj ci kaso bi ci koo xam ni mooy meeru dëkkam doon kilifa. le maire Ahmed Aïdara mu ngi ci suuf xoolal xëccoo boo jàppante bi foofu. gis nga noonu le maire Ahmed Aïdara ak takk der yi bu noonu ñuy dugal ci oto bi monsieur le maire ak noonu ñuy dugal ci oto bi. lii bu dul tooñ singali doomi jàmbur ak néewal doole lu mu doon ñu jógee Guédiawaye dem Ziguinchor nga jël ku ci mel ni Guy Marius Sagna moom dafa ànd ak askanu Ziguinchor marché ba jeexal. yàquñ bërëbu jàmbur saagawuñ offensé wuñ kenn ba ca ëllëg sa mu dem commissariat di seetay xale yu ñu teg loxo ci lu jaarul yoon ngir yóbbu leen lu ñu def seen biir ndax xiif nañ ñu ne ko kaay yow la ñu doon wër jàpp tëj ci kaso bi moom ak Ahmed Aïdara dañ leen di àtte flagrant délit pour ñi xamul mooy moment biñ lay jàpp dañ la fekk ngay def ñaawteef bu jéggi dayo ak ay preuve ak lépp bu ngeen amee seetlu même tuuma yi lañu gàll ci loosu Déthié Fall ak Mame Diarra Fam dafa mel ni lu nguuru Macky Sall déggoo la pour toroxal ay waajuru jàmbur maanaam fi Sénégal toll lii na ko ñëpp xam dañu am ay takk der yoo xam ne ay hors la loi lañ ñoom respecté wuñu dignité ak warma doomi aadama ay surga yu gumba tëxlu lañ des criminels en puissance li waxi Thomas Sankara la moo ni woon un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance ab way takk der bu ñu tàggatul ci doxalin ak xel wu sell ak woyu bu ñu dooleel la te lii lañu nekk di gis Sénégal ci way takk der yi te mbir yi dafa gën a jéggi dayo depuis ba leen nervi yi raxee ci beneen wet mu am une justice fabricant de contre-vérité yoon wudul wax dëgg di fent ay nar seen ñàkk a wax dëgg mooy ñu fekk ab nit ci mbedd muy doxi soxlaam ñu jàpp ko ci lu tegul fenn
en tant que procureur nga ñëmmi bind ci seen dossier ne dañ leen fekk ñuy def ñaawteef te ak sa tëraayu bàmmeel xam nga ni waxoo dëgg mais yaa ngi jéem a wut lu neex président bi la nommé. waaye malgré lii lépp Macky moom kenn du ko wax dara maanaam bu gàddoo yaatam di utiliser institution yi ngir faagaagal ay papa ak yaay jaambur di leen toroxal ci mbedd yi seeni njaboot di ko gis en direct ci télé yi du kilifa diine du kilifa aada du benn parti ci opposition yi woote ni ñoom dëgg moo leen ñor du porteur de voix du kenn kuy wax ak moom publiquement na ko président nekku ci dëgg nekkoo ci yoon arrêtel taxaw temm ne ko mu teg dëkk bi ci yoon jamais. waaye nag bu askan wi fippoo jaamaarloog moom parce que dëkk bu amul loi xeex kese mooy solution bi nga gis ku ne tàmbali génn nag di dal ci kaw ñi nga xam ne ba ñu leen doon néewal doole dañoo wéetoon lool kenn jooylu leen ñoom daal ñooy kumaamoon nday ci réew mi bu ñu fippoo ñoom la ñuy jiiñ ay yekk du fitna. kon gannaaw situation bii nii gannaaw lii lépp ñu fi jàngatandoo yaakaar naa gis nañ ni Sénégal bu doon état de droit république démocratique ak ay institutions yu dëgër loolee lépp màbbandoo na ci nguuru Macky Sall. donc ku fi taxawati naan réew mi dëkku yoon la wala nañu sàmmoon teg institution yi na ñëpp xam ni doo nitu dëgg ci naxasaalekat yi nga bokk. bu réew nag tollee fii citoyen bu nekk may nañ la nga def liñ naan désobéissance civile maanaam assumer ni man respecté tuma benn loi ni règlement tënkootuma ci benn charte parce que fii la Sénégal tollu. bu Macky Sall amee droit utiliser li ko askan wi dénk ci doole pour di ci faagaagal askan woowee am na droit organiser wu pour jaamarloog moom. organisation bi daan ci ñëwaat ci beneen vidéo mais il faut que ñu am luñ ci liggéey d'abord pour au moins ñu am 1 million de jeunes yu pare pour jëlee fi Macky Sall ci fim ñu woo muy doole ñoo ngi ciy liggéey daan ci ñëw beneen yoon. waaye li ñuy préciser foofu mooy bés bu ñu jekkuwaatee Macky Sall dara mënul delluloo ginnaaw ndaw yi képp ku ci mandu tey ci nii Macky Sall yoree réew mi ngelawaay mand ci suba buñ koy duma ndax buñ ko jekkuwaatee duñ sax yegg 2024 Macky du yeggali mandaam pale lañ koy fekk toroxal ko comme ni muy toroxalee baayu jàmbur yeeg yaayu jàmbur yi te kenn du delluloo ginnaaw jeunesse bi dañuy dem jusqu'au bout. kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.